na nga fa yoo xam ne bu ci ne ay njombe ay njuuñ njaaj ak wuruj ya ca ne jéggi na dayoo kenn waxul lu ci jëm kenn waxul lu ci jëm premier rapport bi sax kenn waxul lu ci jëm ñoom yëpp 11 rapport yooyu nga xam teg nañ ko kon fi mu nekk ni 11 dossiers mi ci kaw procureur yoo xam ne ci OFNAC la jógee mu ngi ci table procureur te ay ñooñam man benn bu ma la ci mën a wax mooy directeur général du COUD nii ak waa ji nekk poste ak ñeneen ak bi gën a graaw encore xaw ma lu tax ñu noppi ci dañoo jot booba xam nga OFNAC day jot ay nit da lay bind ne la béréb sàngam day nanga ma fay xew bu ko defee ñu yónnee ay gëstukat booba boo demee ci bureau fi ñuy fayee impôt quittance boo fayee impôt waaw nga fay par exemple téeméeri junni fay impôt dañ lay defal quittance jox la ndekete du bu baax mooy jëmmal ne yow fay nga ndekete fausse quittance lañ lay jox quittance bu baaxul fab téeméeri junni def ci seen poche def koy at muy millions yu dul jeex peut-être même milliards OFNAC gëstu ca ba lépp leer nañ ñu duut baaraam ay nit ñu ko def ci at dossier boobee ma nga ca taabalu président de procureur de la République. mooy def les fausses quittances. waaw c'est vrai daanaa ko dégg les fausses quittances. mais boobu dafa garaaw. da ngay ñëw fay impôt ñu war laa jox quittance mu jëmmal ne fay nga ñu jox la code quittance boo xam ne fausse baaxul bu ko defee. ñu jël xaalis dugal seen poche ay at. ba enquête boobu pare woon na. pare na complètement ba pare na ba ñu tënk ko ba déposé ko au procureur de la République ak yu garaaw ak am na ñoo xam ne sax wax nañ ne dañoo tiit ba génn réew mi. waaw ñu daw jàpp mooy tur nag am na ñoo xam ne sax dañoo daw booba dossier ngi ci table procureur alors boo ko méngalee ak dossier Khalifa Sall. waaw nga xam dañ ne dafa luubal 1,8 milliard loolu lañ wax. bañ fa yóbboo inspecteur général d'État mu def fa at ak nangam ñëw def rapport li gën a yéeme mooy rapport boobu ni mu gaaw a demee naka la ko président jot rek jox ko premier ministre mu jox ko. ministre de la justice mu jox ko procureur. procureur ca gaaw mu saytu ko defu conférence de presse wax lii kii def lépp daal di ko jox juge kooka it noonu la ca farloo. waaw boobu dossiers yi ma lay wax yëpp mi ngi ci table procureur. 11 dossiers. boobu ak yeneen ak dépp yoo xam ne seen tif ñoo ko fa déposé. blanchiment d'argent dossier yi toll nii ba ñuy jàpp di ko këlëng moom Khalifa Sall pour 1,8 milliard. mais am na ci rapport la ñuy dem. rapport nañu wax ci rapport 2013 juillet 2013. mën nga dem muy OFNAC muy Cour des comptes muy société africaine de raffinage nee nañu inspecteur ba seeti woon Khalifa dafa ne nañu saytu caisse d'avance waaye am na ci rapport yoo xam ni rapport bii nga xam ne bu saar la OFNAC dafa gëstu ba mu jeex gis lu baree bari ay njaaxum yu dul jeex mooy affaire fuel bi dañ wax la ndox la. waaw ba tey loola ca la. ba ca conclusion mu ne boo boolee loolu lépp laaj na ñu def ouverture d'une information judiciaire contre le ministre de l'énergie Samuel Sarr. ñu koy topp 9 milliards. milliards bu ne junniy million la 9 milliards. damay fàttali benn mbir dooguma la foofu. il faut que ñu bàyyi. waaw saa bu nit waxee. waaw. ñu jéem a attaqué nit kooku. au lieu ñu wax rapport moo bind loolu. mais je précise du nit moo jóg tuumal nit maanaam du Mody Niang moo wax ne Samuel Sarr moo luubal 9 milliards. rapport Cour des comptes defe naa ak IGE moo ko bind noir sur blanc. rapport public sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes. juillet 2013. juillet 2013 IGE. man lu ma wax ma ko joxe inspecteur général ñooy dem ne kii tuumaal ko nit joxañ ko ne kii kat nañ ko seet def nañ ko moom mii. waaw. def nañ ko ci OFNAC. Fesman waaw. nit ñi dañoo war a xam Fesman ba ñuy daal tàmbali dañ ne budget bi juróomi milliards lay doon waaye ba mu demee ba jeex ba inspection générale d'État gëstu ko di ñëwee seet nañ ne budget ba romb na juróom-ñett fukki milliards
la ca gën a la leen gën a yéem mooy dafa am fukki milliards ak juróom 15 milliards yoo xam ne dañoo leb ko ci banque gouvernement bi ministère de l'économie et des finances temps Abdoulaye Diop. waaw ministère maanaam ministre bi ministère daal lay wax. ñu leb fukki millions juróom ci banque. waaw ne sous prétexte que ñi ñëw ci FESMAN bi di ci ci lañ leen di fay. waaw fukki millions boo ko lebee ci turu état waaye yóbbu ko trésor wala nga jox ko un comptable public ña ko war a yor. waaye un homme privé lañ ko def un homme d'affaires privé. lañ jël fukki milliards ak juróom jox ko sous prétexte que muy fay. ba IGE ñëwee. mais loolu koy yóbbuwoon xaalis bi ci trésor. boo waree fayeeku ñu defal la bon nga dem trésor fay la loolu mooy yoon. waaye lii la ñu def. jox ko benn nit. di ko benn mi ngi fii ci Touba ñëpp xam nañu ko. fukki milliards ak juróom mu naax saay. nga dugal Khalifa Sall ci kasu 1 milliard 800 millions di ko amande. ba pare moom mu défier leen sax na leen déclassifier leen rapport bi teg ko Sénégalais yëpp xam lan moo nekk ci biir rapport bi. nañ ko génne teg ba déclassifier noonu benn rapport. waaw bu chantier bi tey ba mu nekkee premier ministre. moo woon ñëpp. ci chantier yu Thiès. waaw mara Italie lu ne mu wax ko fa. waaw bu ñu ko déclassifier woon tey teg yeneen rapport yi wala dinañ am kersa. Sénégalais yi quand même ñi ànd ak Macky Sall nañu xam loolu par exemple caisse d'avance kii ñu wax 1 milliard 800 millions. Cheikh Oumar Anne COUD am na caisse d'avance boo xam ne bii fukki fan yu ne téeméeri milliards ak juróom fukk. téeméeri millions ak juróom fukk lañ koy jox. boobu yëg naa ko xam nga yëg ko. xam nga boo ko boole muy ñeenti téeméeri millions ak juróom fukk weer pour mu ciy jënd ay légumes ak yooyu nangam. loolu est-ce que du moom moo waroon tax OFNAC delluwaatoon pour def beneen enquête foofu. waaw parce que dañoo am lu ñu leen wax ak OFNAC. nit ñi dañ leer dafa am lu ñu xam man ñi daan lii ci leer yooyu ñi ca laa bokk. ñu am lu ñu fa lii kat xew na fa lii xew na fa lii xew na fa lii xew na fa bu ko defee day def ordre de mission gëstu kër yi dem pour seet loola. waaye ci seet bi. dañoo gis lu jéggi dayo lu romb lañ leen waxoon ñu ne madame nun kat lii mu gis romb da la nga wax mara d'Italie mun leen àggale leen loolu ba pare bu ñu defee rapport ba booba ma defaat benn ordre de mission ngeen dem ba mu defaatee ordre de mission mu dem. waa ji dafa lànk sax ne du la ressort parce que xam na mbir ma lu garaw foofa la affaire caisse d'avance yi génne ak yu jéggi dayo mais ca jamono yooyee dem na sax ba mu ñu woo ñu ma pour laaj mu ne leen bu leen def fenn am na ca kooku ku ne moo ne leen bu leen ragal dara dañ koy dàq ndaw si dañ koy dàq teguñu ci semaine effectivement ñu dàq. mais damay dégg ñoom seen biir wax man ci Sénégal ñu dégg ko. jënd na kilo ñebbe juróom-ñeenti téeméer. ñebbe boobu war naa seer de. lañ ne moom la jënd ci poobar ndakaaru gépp mën nañ ca dugg ak yeneen la ci nekk lépp mënu ma ko wax tey mi ngi fii pour nit ñi xam ko benn yoon ci benn arrêté recrute na ci ñeenti téeméeri xale yu dëkk Podor ñeenti téeméer ya ak juróom fukk ak juróom ñu ngi dëkk njum foofa la nekk maire buy dem ak juma foofa day ànd ak ñi ko wër ñëpp ci oto yi COUD da leen di defal ba ordre de mission ak essence bi lépp ci turu COUD te ma ngay politique njum COUD lu mu jotee njum pap ak yu kenn mënta wax mi ngi nii tey rapport baa nga fa bu leen rapport bi doyut bu ñu fa yónnee woon IGE ak président de la république boo xam ne jëfru yoon rek lay doxal ak aar réew mi bu ñu fa yóbbu woon IGE mais est-ce que jar naa yóbbu IGE parce que dama ko waxee noonu mais dinañ ñëw ci corps de contrôle yi nu mu nasaxee fi mu nekk nii mais ci loolu dama bëgg tamit benn mbir leer parce que ñu bëri dañuy li amalgame parce que Nafi Ngom Keïta ba mu génnee def conférence de presse directeur cabinet président de la république dafa dem ci benn télévision ne amul sañ-sañ siiwal rapport bi waru ko woon def lan la loi bi tënk parce que dama dégg nag président bu waxee fii ne
mën na ma jéggi sax dem directement ci procureur ku mën a def loolu mën a siwal rapport. mën na maa jéggi waru ko waxee noonu sax loolu day mel ni daf ko war a mën na maa jéggi daf ko war a jéggi loolu la yoon dafa ne article 17. loi bi nga xam ne moo teg. OFNAC at mu jot OFNAC dana defu rapport d'activité maanaam li muy liggéey lépp ci at mi da koy tënk ci téere ñu ne ko rapport d'activité mu dem présenter ko président de la République il le rend ensuite public. waaw rendre public pour wax la ci loolu directeur de cabinet bi wax. rapport boobu lu ñëpp man li ma xam naa ko. waaw bien sûr man séntuma dara. ne leer nit ñi ba mu ko bëggee présenter la rapport bi. mais directeur de cabinet dafa ne ko amul jot. agenda bi yow xam nga amul jot nangam. Macky Sall amul jot mu ñëwaat mu ne ko amul jot. ba ndaw si gis boppam ñu teg cay fan. Aminata Tall président du conseil économique social et environnemental jox ko rapport ñu teg ca ñaari fan président du haut conseil pour le dialogue social jox ko rapport te yum dafa ne ko woon président amul jot. en réalité ñaari xaritam yañ duut baaraam muy Siré Dia ak Anne moo tax nangu ko wax na ko sax ñu dindi ko. wax na ko mu dindi ko ci rapport benn werante mais ndaw sa caractère la. waaw lii du man du sama liggéeyu mbooloo la mënu la ne kii lànk na. xam nga ñaari étape la présenter président de ensuite rendre public mooy siiwal ko ñëpp xam. comme Cour des comptes ni mu defee conférence jeex na bu kenn nit na xam ne nee nañ rapport bii boo xam ne. din ci voilà nee nañ mi ngi ci site gouvernement mi ngi ci site waaw sama bokki kaw ko gàlle yeeg sama bokki jaajoor yeeg sama bokki ñooñu day am ñu site comme internet sax rendre public. am na fi Ngom Keïta ba mu defee loolu nga xam ne kii kat nangu ko jël dafa dem conférence de presse. présenter rapport public devant les journalistes devant tout le monde ñëpp xam li nekk ci loolooy rendre